intérieur nag war a tasek ajuma ji mu ngi ci sax ay parti politique ngir daal ñu xool nu ñu mën a waxtaanee ba déggoo ci ab caution ngir mën a bokk ci yooyu les élections mbas mi maanaam Covid 19 ak njeexital yi secteur transport moom kenn demul mu des ndax dañ leen sonal lool président union des routiers du Sénégal di Gora Khouma nag di oo ay ñoñam ñu daal di fexe la ba dem vacciné waaye tamit fexe ba respecter mesures barrières yi naka noonu mën na ñaax ñuy daal di sensibiliser ñëpp ñu ngi ci wàllu transport ci gare routière ak yeneen. ñaareelu pàcc xibaar yi biti réew dañ ci ànd ak Barthélémy Ngom tàggat yaram Youssouf Bodian gën a ca fës nag coupe du monde bu soccer foofa ca Russie Sénégal matcham bu njëkk ak ñu di waa Uruguay ñoom ñu daal di dóor 4-1 gis-gis caution bi sax ngir mën a bokk ci local 2022 yi nag nu ñu mën a def ba déggoo daal di ci am mu bañ indi coow moom mooy nekk waxtaan ci njeextalu xibaar yi ci technique bi Aliou Ba may sa mbay moon ci digital bi salaamaaleykum. dal leen jàmm Ngàcci gox la ba nekk foofee ca Toubatul am na ab soxna daal boo xam ne am na juróom fukki at moom la ñu fekk mu ñàkk bakkanam ci ab teen niki nag démb la fa daal di daanu waaye tey lañ ko mujjee génne askan wi nag jàpp ne lii daal càggante la ñi di askan wi nag di joxari baaraamu tuuma sapeur pompier yi kenn ci ñoom di Modou Diouf mu ngi ci téléphone beeg Mohamed Alimou Ba. vraiment situation bu ñu ñaawlu la. situation boo xamante ni warta am ci réew moo xamante réewu yoon la parce que bu fekkoonte ni nii man mosuma gis sapeur pompier bu fekk ab victime ci kaw tali di dem di ko fa bàyyiwaat mosuma gis loolu dañu même bu fekkoonte ni dafa jaroon sax fanaanandoo ak askan wi di jéem ay pexe gendarmerie aussi fanaanandoo ak askan wi pour sécuriser les lieux là dans ce cas ñu mën a xam ñu mën a wax ne wax dëgg yàlla lii askan wi kii bokkandoon nañu ko ak ñoom mais da ngay xool démb ba léegi 19h30 ba 20h tey ci suba gi ay 9h30 jàpp 10h ci la ñuy door a ñëw indiwaat ay pexe yoo xam ne yu ko génne te boobu fekk na askan wi yuuxu ne teen ñu di wut ay pexe pour génneel ko seen bopp parce que mënatuñu woon a bàyyi seen mbokk ci biir teen bi noonu te amul benn pexe. loolu mën na jur ay jéye yu bare te warta am ci réew moo xamante ni wax dëgg yàlla day wuyoo état de droit. beneen jéye bu am ca Sédhiou ca fa ñu wax quartier cité Balante Samine foofu tamit am na daal ku am juróom fukki at ak benn ab góor la moom tamit dafa daal di xaru ci waa gannaaw këram daal la dem def ni nu mel. bañ nag demee fekk néew ba foofee daal dañ fa fekk ab lettre mu bind ci li waxal mu xaru dal mooy problème yee bari moom sax woon na dina am dina menace woon na sax ni daal di xaru laata muy def boobule bataaxal daal ne li waral mu xaru mooy dafa bari problème mu nag bàyyi ci ginnaaw ab soxna ak juróom benn doom nekk ci tiis lool. pour man RFM mooy rajo di gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. waxtaane mbënn mi askanu Diamaguène Sicap Mbao ne mënatuñu ko ndax dañoo sonn gannaaw ay fan yoo xam ne daal taw mi da leen a sonal kër yu bëri nag foofee ca banlieue bu Ndakaaru daanaka ndoxu taw mee ko daal di nangu tey suba nag ñoom sax foofee ca Diamaguène dañoo mujjee génn manifester wane seen i naqar ndax dafa doy la ñu wax ndax situation boobee kenn mënatu ko supporter ndongo ñu dégg na kenn ci ñoom di Mangom Diouf bokk ci mouvement bi ñuy wax Diamaguène bu bees ñu dégloo ko ci micro bi ndongo ka tey population Diamaguène dañu xëy góor ñi ak jigéen ñi ñëpp génn ñëw baare route nationale bi loolu nag li ko waral moom mooy démb ci guddi bi taw bi accéléré ñu jaaxle nag sonn comme trop c'est trop moo tax tey ñu génn xam ne ñëw taxaw ci route nationale bi baare ko pour alerter ñi nga xam ne ñoom ñooy état bi wax leen ne population Diamaguène depuis 2005 ba léegi ñu ngi souffrir ci inondation am na ay canalisation yi ñu fi def mais canalisation yi fi ñu ko def ak fi nga xam ne peut-être fa la ndox bi di nekk dafa foofu bokkul parce que dafa am ay point bas yi nga xam ne ndox mi yëpp su dawee foofu lay jëm te yooyu yëpp après dafay versé wu ci li nga xam ne moom mooy kër yi ñëpp démb ci biti lañ fanaan ak seen i bagage nelawuñu tey jii may wax ak yow sax am na ci kër yi nga xam ne ñoom mënuñu teg cin pour taal mënuñu utiliser douche yi nga xam ne moom lañ fa lañ war a dem loolu moo waral tey population bi ñëpp génn en unanimité maire génn ñëw ci route nationale bi tojuñu taaluñu defuñu dara mais dañuy ñëw taxaw ci tali bi ñeneen ñu sonn lool wane seen i naqar muy cité Baye Niass fa ca Kër Massar
ñoom tam naka noonu ndox taw mel leen sonal dugg ci seen i kër yi ñenn sax dañoo mujjee tuxu ñeneen ñoom di ut daal jumtuwaay waral sax ba ñuy dem ci seen i terrasse foofu la ñu defee lépp ndax mënatuñu wàcc suuf ñu na xaar ndimbalu askan wi Malang Samb di responsable ndaw yooyu ca quartier Baye Niass ci micro bi moo du max baa situation bu tey na foo natt suñu tiitange romb na ko weesu na ko tey jii famille yu bëri dañoo génn tey lu toll 200 famille génn nañu tey jii may wax ak yéen am na ñoo xam ne mënuñ ci génn ñu ngi seen kaw terrasse toog foofu noonu di fa xaar yàlla demandé ñu lenn état lu dul benn li mu war a def xam na ko muy génne ñu situation bi ñu nekkee évacuer ni ndox bi nii ñu nekkee ñaareel bi mu dimbale population bi ndaxte ñëpp xam ne ni que perte say bagage si jamono bii ñu toll nii dafa metti perte say dund dafa metti am na ñoo xam ne dañ toog ñaari fan du ñu lekk insécurité baa ngi fii ndax la ndaxte courant bu nekk si suuf mun nañoo lor doomu aadama yi fi nekk daaw rek am nañu fi ay décès yoo xam ne ni que dañoo dugg si ay teen yoo xam ne kenn gis ko woon ndax ndox bi dafa muuroo donc ñu ngi demandé état ñu ngi demandé bonne volonté képp ku mun a wàllu askan bii nga xam ne ni que moo nekkee quartier Madiabel ñu ngi lay tendre la main ñu ngi lay ñaan nga ñëw dimbale sa mbokk jullit dimbale sa dëkkandoo. ca Rufisque Ouest moom ndoxu taw mi tamit naka noonu wutali quartier yu bare bari ña fay nag yeewoo daal di naqarlu lu waral foofee amul réseau d'assainissement président conseil départemental bi nag li mu sax bëgg mooy plan spécial ngir Rufisque Souleymane Ndoye newoon foofee nag di joxe ay moto pompe jébal ko ñi loru lool ci mbënn mi ca commune bu Rufisque Ouest leerale ak Abdou Diouf Diagne. Médina Zac quartier Khalifa Ababacar Sy Babou Salam Kapek situation bi doy na waar lool ci cité yu bees yooyu le buntu kër yi xàll yu mag yi ak yoon yi yépp ndox mi daf koo nangu muy jafe-jafe bu tar ci ña fay yeewoo. mi ñuy dund métti na visité na leen ba léegi nii benn kër boo xam ne mat laa yeeg yëpp yàqu na buntu kër yi kenn mënul dugg kenn mënul génn problème d'assainissement am na novembre décembre bu ñu jubee dina lëndëm élèves yi dañuy jàng ñu dañuy liggéey soo wàccee y a l'insécurité lampadaire doy pourquoi parce que xëy na bu ñu ñëwee daal di kii mbaaw la bokk polémique boobu daf ñu sonal. ngir ànd ak ñoom ci naqaru mitti woowu nga xam ne moom la ñuy dund jamono ji président bu conseil départemental daal na leen di jox juróom-ñeenti moto pompe Souleymane Ndoye nag di sàkku plan bu mag a mag ngir nag ñu daal di saafara benn yoon jafe-jafe bu yàgg boobee léegi. xool nañu aussi que problème yi fii yàgg na mën naa wax ay at a ngi nii heure bu tawee population yi dëkk si contrées yi duñu nelaw lu tax ñu duñu nelaw ñu ngi xalaat seen kër yi fees ndox yaa ngi fees gis ngeen ko yéen a ko constaté seen bopp ñun pour ñu dugg fii sax problème la woon ñu wër a wër ba sonn ndax fépp a fees ndox yi amuñu conduite bu leen di canaliser te pourtant am na ay canaux yu jege fii canaux Eiffage mu ngi fii lu nekk ngi fi terewul aussi autorité ñu ngi def li leen mën mais loolu ñun ñi en tant que homme politique ñu taxawee di ko seetaan kon ëllëg su ñëwee si population yi lan lañ leen di wax. askan woowu nag di yeewoo ci gox yooyu nga xam ni ba ñu leen sosee yàgguñu joxe nañ yeneen saaku téef bokk na ci leeral gox ba te it daal di defaraat yenn yoon yi RFM Rufisque Abdou Diouf Diagne. ni ndoxu taw mi bëree nag météo du jot nañ ci addu buñ nag sukkandikoo ci li war a ñëw yëf yi jeexagul de buñ sukkandikoo nag ci kii di Pape Ngor Ndiaye ingénieur le prévisionniste responsable service prévision foofee ca ANACIM déglu ko. te taw googee mi ngi tàmbali depuis altine ba léegi daanaka mi ngi taw ci goxu réew mi yëpp li dem ci démb nag mooy ci alxames bi jëm ci bërsetu tey jot nañu am taw yu bëri yu ñu nemmeeku ci goxu réew mi yëpp buñ ko tàmbalee ci bëj gànnaar gi lu ci mel ni am na ñett localité yoo xam ne ñu ngi ci bëj gànnaar gi jot nañ am lu ëpp téeméeri millimètre ak fukk lu ci mel ni Saint-Louis foofu am nañ fa juróom fukki millimètre ak ñeent lu ci mel ni boori Podor ak Linguère taw yi jot na fa néew fa am fukki millimètre ak juróom ca Podor ak benn millimètre ci booru Linguère bu ñu xoolee gox yi des nag ci dëkk ci bëj gànnaar gi foofee taw gi bëri na fa lool bëri na gox yoo xam ni weesu dañ ñeent fukk jàpp juróom fukki millimètre bu ñu xoolee ci centre bi nag ci diggu réew mi foofu la taw yi ëpp bëri na lool foofu ci gox yooyu leen am nañ daanaka ay fukki gox yoo xam ni am nañ lu weesu téeméeri millimètre bi ci gën a kawe nag di Kër Samba Kan foofee am nañ fa téeméeri millimètre ak juróom-ñett fukk ak ñaar lu ci mel ni boori Melaka Jaw am nañ fa téeméeri millimètre ak ñeent fukk ak juróom-ñett lu ci mel ni Fatick am nañ fa téeméeri millimètre ak ñaar fukk bu ñu demee ba Caajaay am nañ fa juróom-ñeent fukki millimètre ak ñett li jëm nag ci wàllu Dakar foofee ñu ngi fa am Kër Massar am na fa juróom-ñett fukki millimètre ak ñeent boori Mbaaw kilomètre 19 ñu ngi fa am juróom-ñetti fukki millimètre ak ñett Gorée ñu ngi fay am juróom-ñetti fukki millimètre ak benn boori Géejawaay am nañ fa juróom-ñaar fukki millimètre ak juróom-ñett. benn waxtu teg na fukki simili foofee ca Wakhinane Nimzatt ca banlieue bu Ndakaaru. ak RFM kumpa jeex na.
waxtaane léegi mbas mi tey nag am nañu téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar ci ñi amee jàngoro bi waaye tamit ñett ñàkk seen i bakkan ni ki démb ci nag jamono ji am nañu ñeent fukki cas ak juróom-ñeent di ay cas yu doy waar nekk ca réanimation mbas mi nag ba tey ñi amee feebar yi roño ñoom daal la ñu jàpp na daal mën nañoo ami jafe-jafe service néphrologie bu hôpital Dantec nag def na bilan bi muy nag ñaax ministère bu santé rek mu fexe daal ba ñooñee am feebaru roño daal ñu am ñetteelu dose maanaam bu ñu ñàkk woon ñaari yoon ñu ñàkkaat leen ñetteelu yoon Awa Mbaye ci ay leeral. ñi am jàngoro yu roño war a gën a yokk seen farlu jëm ci xeex mbas mi ndax virus bi di doomu jàngoro ji mën na leen a néewal doole rawatina ñi am doye di roño ba noppi di def dialyse ci seetlu professeur El Hadj Farika moo jiite service néphrologie bu hôpital Aristide Le Dantec muy joxe ay takk jëm ci xayma mbas mi fii ci Sénégal ci wàllu yu mu féetee. soo déggee insuffisance rénale nag maanaam da nga am insuffisance rénale dialysé woo nga am insuffisance rénale dialysé wala nga amoon insuffisance rénale ñu transplanté la ñoom ñëpp ay groupe vulnérable la soo bokkee ci groupe boobu soo defee Covid bu forme grave en général la ñuy def première vague bi amoon nañu ñetti téeméer ak presque juróom fukki malade dialysé chronique entre Dakar Ziguinchor ak Thiès ci seen biir 100 yi defoon nañ test Covid 11% yi amoon nañu déjà feebar bi ñun dañoo anticiper woon au niveau de Dakar ñu def service de néphrologie ñu def benn unité Covid donc defoon nañ 417 séances de démodialyse pour 90 personnes donc malheureusement ci juróom-ñeenti fukki nit ñooñu nag ñaar fukk ak benn fa ñàkk nañ seen bakkan taux de mortalité bu 11% xam nga loolu dafa bari. ñi amee doy di raño nañu sàmmonteeg lépp lu jëm ci seet ak itam mesure barrière yi ko docteur digle ci jamonoy mbas mi ñàkk bi tamit lu war ci ñoom la ndax da leen di aar professeur El Hadj Farika gis ne sax ñetteelu dose bi dañ ko cee war a yokk ci ñooñee nga xamante ne am nañu jàngoro yi doy di raño ngir seen fagaru ci mbas mi gën a kawe. li ñuy wax peut-être loolu danañ gis autorité ministère yi la possibilité ñu defal leen 3e dose vaccin parce que comme hémodialysés yi bariwuñ motuñu sax 1000 personnes au Sénégal peut-être suñu leen defaloon 3e dose dana leen gën a mën a aar kooku nag ay waxtaan la c'est juste benn suggestion bi ñuy def. jàngoroy coronavirus bu lawee ba toll ci stade grave foofee mën naa indi doy di roño bu gaaw boo xamante ne dañu ko war a dialyse looloo tax ca CTE bu hôpital Aristide Le Dantec ñu teg fa ab unité boo xamante ne dialyse rek lay toppatoo ci ñi amee jàngoroy Covid-19. Awa Mbaye Gora Xuma moom dafa rek bëgg ñëpp ñu yëngu ci wàllu transport ñu fexe ba ñu dem ñàkku ji waaye tamit ñu woyal sensibiliser bi ci gare routière yeeg fépp dal foo xam ne ay woto nañ fay dajaloo waaye tamit ñu respecté mesure barrière bu ñu sukkandikoo ci président union routière du Sénégal nag transport moom ñëpp xam nañ ni mbas mi da ko tal lool kon buñ ñu yokku leneen ci yëf yi ñoolu kii de Gora Xuma. ñun acteurs routiers yi li nga xamante ne mooy suñu rôle bi ñu war a def mu ñuy déglu recommandation ministre de la santé te li mu wax mooy ñun ñëpp nañ takk masque te masque bi ñu takk nag muur suñu gémmiñ muur suñu bakken di laal gel te di respecter distance ci li mën distance yooyu li ko gën a am solo sax mooy masque yi dafa nekk farata beneen bi li ëpp importance mooy ñàkk yi nañ ñàkku ñun ñi ñàkk suñu wax suñu membre ñu ñàkku ji mais nañ njaboot bi aussi ñàkku ji parce que ñàkk yi dafa bokk ci liy sauver mbir mi comme nag ñun suñu transport mën naa wax ne presque yàqu na te li ci ëpp li ko yàqu Covid-19 moo rey transport te ñun xam nañ ne Covid-19 virus la boo xam ne day dox te kon ñun ñoo leen di ñoo yóbbu nit ñi kon dafay tekki ne ñun aussi ñoo yóbbu virus bi kon ñun ñëpp nañu jëfee recommandation yi te suñuy partenaire muy passager yi rôle bi ñu am ba di ko jëfee nañ leen ko wax yeddaal leen yedd suñu bopp yeddaal leen te xam ne ñun ak ñoom benn lañu feebar bi nekkul fi kenn feebar du politique feebar yi wàllu wér-gu-yaram la wér-gu-yaram nag kenn ku nekk war na cee xar sa tànk tubéy en tout cas li wétawóor mooy ñàkk yi moom nañ ko faratal takk masque yi te ni mu waree masque warul muur bakken rek bàyyi gémmiñ warul muur gémmiñ bàyyi bakken bi kon nañ koy def ndax kat tey occasion la ci ñun pour ñu wax ak askanu Sénégal yëpp ñun dey xaw ma ku sa secteur amul problème mais ñun suñu secteur am na problème kon ñun ñoo war a jiitu ci combat bi nekk ay soldats yoo xam ne yi ñooy jiite xeex bi pour que Covid-19 mën a génn ci Sénégal mën a génn ci àdduna bépp ay mouvement citoyen ca Mbour nag ñoom rafetlu ñu daal ñàkkub ay centre de traitement ngir ñi amee lii di feebar ñi di amee mbas mi foofee nag ca département ba waral nag daal ñu jàpp ne du yoon ñi amee mbas mi di bokk ay salle ak ca urgence ak ñeneen ñi amee yeneen i feebar
li ñu sax bëgg mooy beneen hôpital bu niveau 3 ñu amal ko fa ca Mbour. Abdourahmane Diallo. mbas mi am doole lool ci département bu Mbour teewul amul centre bi nga xam ne ci la ñuy faj ñi am feebar boobu ci hôpital bi. Cheikh Ndiaye muy njiitu mouvement kaddu Mbour. Mbour war na am centre CTE boo xamante ni pour malade Covid yi ñu leen di ber mais malheureusement da ngay gis benn salle d'urgence boo xamante ni nekk sax moo ko ëpp fa la ñuy ber malade yi am Covid ak ñi amul Covid. malheureusement ñu ci bëri mën nañ fa amee infection amaat ci Covid. di profiter aussi di wax population bi que ni la maladie am na feebar bi am na nañ ko moytu luñ ko mën a moytoo rek dañ ko moytu parce que takk masque rek wala vacciné wu warul tax nga ni affaire bi du ma dal. Mbour waa yooyu nag di ñaawlu jafe-jafe bi nga xam ni hôpital Mbour mu ngi koy jànkonteel li ni mel sax a tax ñu bëgg ñu amal fa jumtuwaay wérgu yaram niveau 3. waroon nañ fi mën a def hôpital boo xam niveau 3 la comme tel ni hôpital régional bu mag parce que boo xoolee ñi wër Mbour yëpp. Mbour la ñuy faju see autoroute péage beeg yëpp malal détail accident bu fa am yëpp Mbour la ñuy ñëw donc dañuy lancer appel autorités sénégalaises yi le ministre de la santé le président de la République du Sénégal mu xoolaat hôpitalu Grand Mbour ñu jëm ko équipé ci matériel muy ambulance muy ay matériels médicaux ñu yokkaat salle d'urgence bi. di ab doléance bi nga xam ni jurun bi yor wàllum wér-gu-yaram waxoon na ni dina ko matal Abdoulaye Diouf Sarr di xamle ni am na ab projet hôpital bi ñu jagleel Mbour RFM Mbour Abdourahmane Diallo. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. ñu àddu ci politique juróom weer kott moo des ci élection locale ministère bu intérieur nag convoqué na tey jile parti politique yi di nag loo xam ne daal dafa am rek ngir ñu mën a waxtaan ba déggoo am ci wàllu caution bi ñeel yooyu les élection départementale ak municipale ngir nag moytu ni ku ñàkk déggoo sax. am gannaaw élection yi nag patron bu ONG 3D daal indi ay saafara moom mi di Mandiaye Cissé ne daal caution bi dañ ko war a dugal ci code électoral bi ñu leeral ko nañ waaye itam ñu delloo joxe certificat de résidence yi ci jamonoy réviser liste yooyu daal ñu delloo yooyu les certificat ca commissariat yi ak préfecture ñoom ñu koy gérer loolu rek mooy tax ñàkk déggoo bi dakk Mandiaye Cissé moom mu nekkoon tey ganu RFM matin. bu ñu nekkee ci période électorale bu révision électorale lii yoon te gën bañ a indi ay suspicion maanaam ay tuumante mooy bu ñu tolloo ci révision électorale ñu jël ko delloowaat ko commissariat yi delloowaat ko administration nga xam ne ñoom jàppe nañ ne dañoo farul fenn mais tant que certificat de résidence yi ñu ngi koy def di ko jox ñoo xamante ne ay acteurs politiques lañ parce que ñu nekk ci gox yeex nga foofa ne ay acteurs politiques lañ dina am suspicion mais mieux Sénégal dafa war a dépasser fu ñuy waxee ay délivrance certificat de résidence pour bokk ci élection wala délivrance carte d'identité pour egg ci élection Sénégal dañu war a toll foo xam ne ku toll ci bu dugg ci fichier bi rek dugg ci nga xam ne day nekk fichier comme muy am ci dëkk yu développé yi ay dem di inscrire retirer carte yooyu dafa war a xeewi Sénégal war nañu toll foo xamante ni nii kuy dem di defar ay autoroute yu mën a concurrencer ay autoroutes yi nekk ci àdduna war a mën a am fichier électoral boo xam ne ku toll ci majorité rek dugg ci caution bi moom boo xoolee formalité dong la tey ni ciy am parce que ministre de l'intérieur mooy décider te loolu problème la parce que ministre de l'intérieur bu fekkee ne wóoluwuñ ko acteurs yi amuñu confiance ci moom lu mu décider duñ ko jàpp donc li ñu war a def mooy dugal ko ci code bi benn yoon parce que code bi dafa ne ministre de l'intérieur koy def mais li gën mooy ñu waxtaanee ko ba d'accord ci benn yoon dugal ko ci code électoral bi nga xam ne du nekk genre consultation yi nga xam ne c'est pour la forme mais mieux dama jàpp ne caution ci élection lu ñu war a dépasser la ndax caution day indi ñi am alal rek ñooy bokk ci élection alors que ci gox yeex gox goxaane am na ñoo xam ne am nañ seen yéene am nañ seen xalaat war a mën a bokk ci élection ci sax lu jëm ci révision maanaam saytuwaat liste électorale yi président bu Sénat nag ji amal ci jamono jëlee ab tournée d'inspection ci yenn commission administrative yi bokk na ci nag yenn département yi lu ci mel ne Ndakaaru Pikine Kër Massar ñu nag war a amal bu tournée bi jeexee ab waxtaan ak taskatu xibaar yi foofu ca Yëmbal Nord Bruno D'erneville nag moom dafa daal di tuxal fa mu daan woote maanaam fii ci Derklé mu jëlee ko fi yóbbu ko foofu ca Foundiougne nag loo xam ne dafay rek leeral ne bëgg na doon maire bu commune bu commune boobee ca région bu Fatick président parti ngir action citoyenne nag jàpp ne daal Foundiougne dafa soxla lu bëree bëri ndax bëri na jafe-jafe Bruno D'erneville ak Aminata Goudiaby tey dama ñëw ngir fësal sama bindu ci ñi nga xam ne ñooy falu fii ci Foundiougne ville waaye itam ci département bi dañ may war a jàppee tey ni ki citoyen wu Foundiougne balaa ñu may wax citoyen wu Sénégal loolu nag li ko sabab mooy li nga xam ne dama am
sama ay maam yoo xam ne fii la ñu soxe ko ci dëkk bi muy département bi nga xam ne que moo gis juddu samay waajur yëpp am naa sañ-sañ ñëw ne man de bokk naa ci ñi nga xam ne bëgg nañu def dara fii ci département bi ak fii ci dëkk bi jàpp naa ne sax ne wareef la problème yi dañoo bari tey boo ñëwee Foundiougne di nga gis ne daanaka assainissement bi li fi newoon ci temps colon yi ñoo fi ne ban tey moo tax sax boo duggee ci temps nawet ci biir Foundiougne pour dugg ci quartier yi jafe na lool ndax ndox mi fu nekk lay taa boo demee itam ci wàllu suuf si ñu bëri tey fii ci Foundiougne seeni kër ay permis d'habiter ñoo ci ne boo ñëwee Foundiougne ñi ci am titre foncier bariwul. RFM bitim réew. xibaar yi biti réew dañ ci ànd ak Barthélémy Ngom maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Seydou Nourou Ba. ñu nuyu auditeurs yi. ñu wutali Mali fukki soldat ak juróom lañ fa daal di faat. attaque boobu nag ñu ne ay jihadiste ñoo ko def am na it yeneen ñaar fukki soldat yoo nga xamante ni jëlee nañ ci gaañu gaañu bu ñu sukkandikoo ci source yu bàyyeekoo ca armée ba leeral yi ak Nafissatou Sila. attaque bi nag mi ngi amee ci dëkk bi di Nokara ak Buni nekk ci diggu Mali ña ngi ko jagleel nag bu ñu sukkandikoo ci source officielle yi ñii di jihadiste yi ñooñe nag daal di wax ni doon na attaque bu complexe ndax ab oto bu ñu piégé moo njëkk a explosé fekk soldaaru Mali yi doon romb c'est rek ay soxante bal yu takku daal di ci am ci kaw convoi armée bu Mali militaire malien yi nag ñoom si saa si tamit riposté nañu maanaam delloo leen sox yi ñooñee nag bilan bi ñu mën a jàppandi jamono ji nag ci rang bu armée bu Mali nag ñu ngi toll ci fukki nit ak juróom yu ci faatu ci assaillants yi nag maanaam jihadistes yi ñoom lim bi kenn xamu ko ndax ñoom ku ci tëdd rek dañu koy fab yóbbu ko ba duñu mën a jot ci lim yi bu ñu sukkandikoo ci ay jàngatkat nag jihadistes yi jege loolu kii di Amadou Koufa ñoom li ñu bëgg nag mooy fexe ba daal di contrôler secteur boobee ndax dafa doon secteur bu stratégique foofee ca Boni toll ci juróom benn fukki kilomètre diggante mag dëkk bi di Mondoro toll itamit ci juróom ñeent fukki kilomètre ci diggante mag Douenza pour egg ba foofee nag faw rek ñu daal di fexe ba daal di xoxatal ñii di armée malienne ndax ñu jóge fa armée ba sax nag foofee dafa am ab camp bu nekk ci ab colline foofee ca Boni jihadiste yooyee nag li ñu bëgg jamono ji mooy fexe ba gox googee kenn du fa mën a dem kenn du fa mën a dikk rawatina population civile yi nga xamante ne nag ñoom seen jëm bopp ñoom la ñu wax ni ñoom ñoo leen di booleek armée bu Mali di leen jox ay xibaar ci ñoom dem nañ sax ba ci yenn yi gox yi ñii di baykat yi dañ leen di tere ñuy bay ci superficie bu am solo donte sax jamono ji ñu toll lii di dund gi doy na loolu foofee jihadiste yi li ñuy ragala mooy ñu dem ba ñoom ñooñee duñu leen mënal dara ñoom askan wa ba duñu leen mën a contrôler. Nafissatou Sila Barthélémy ñu dem Centrafrique ndax am na benn ONG boo xam ne rafetluwul déggoo boo xam ne am na ci diggante ñaari kuréel muy groupe Castel ak ay groupe armé. waaw société boobu SOUCAF mu di sucrerie africaine bu Centrafrique benn filiale la bu groupe français bi di Castel moom la ñuy tuumaal benn ONG The Century bi di ONG américaine moo koy tuumaal ne daal da doon financer groupe armé yafa ci ay at mu dëkkee ci ak ñoom mu dëkkee noone ak ñoom bëggoon rek ñu sécuriser que li nga xamante ni moo di activité ya muy def The Century ONG boobu nga xamante ni dafa spécialisé bu ci traque financement illicite ci zone yi nga xamante ni ay zone conflit lañu nee na accord boobule mu ngi doxoon diggante groupe Castel ak bande armée ya négociation accord bi ñu ngi ko defoon ci njeexitalu atum 2014 bu ñu sukkandikoo ci ONG bi ci jamono jooju nag groupe armé yi ca Centrafrique ci téeméer boo jël ca territoire ba juróom-benn fukki ya ñoom ñoo ko doon contrôler la ñu doon waxoon ci accord boobu moo di ban armée yooyu dañuy engagé wu daal di leen sécuriser usine bi ba pare it sécuriser leen seen toolu canne à sucre yi nga xamante ni ca la ñu doon jëlee la ñu doon defaree seen produit ba pare garantir ne seen camions yi dinañu mun a circuler
ba fi ñuy yóbbu ay approvisionnement yooyu bu ko defee SUCAF daal di jël engagement moom itam ne dina leen jox xaalis rawatina groupe bi ñuy wax UPC du unité pour la paix en Centrafrique lu ci am mooy direction générale bu groupe Castel moom nee na dina ubbi ab enquête interne ngir xam accusation yooyu fam la wékku. ñu waxtaanee feebar bii di Ebola ca Côte d'Ivoire lu mu néew juróom-ñeent fukki cas ak juróom-ñett di ay cas contact ñoom ma fa am. autorité ivoirienne yi dañoo réaction bu rapide bu gaaw sax gannaaw ba cas bu njëkk ba feeñee benn xale bu doomu réew mu Guinée moo fa dem yóbbaale virus bi jaare nag ci suuf dafa maanaam daal yoon wi la jël ba ñu retracé fi mu jaar yépp nag ci la autorité sanitaire ya daal di recensé lu toll ci ñeent fukk ak juróom-ñeenti cas contact jamono ji ña nga ñu isolé. ñu jeexalee wàllum concubinage maanaam ñi nga xamante ne dañuy dëkk ci néegu sëy fekk sëyuñu mayewuñu leen loolee nag doon na lu indi njàqare ca Sierra Leone ndax dañ gis ne bari na fa loolu rapportu ONG Save the Children moo ko xamle ne phénomène bi lu jéggi dayoo la foofu la ca Sierra Leone am na ay soxna yu bari dañuy dem dëkk ak seeni kañuy génnal ci seeni ci ca kër ya fekk mayewuñ leen du mariage bu dox seen diggante Sierra Leone nag concubinage boobule ñu ngi koy woowee tape to me maanaam touche-moi laal ma ni ko mën a français mën a waxee enquête boobule nag tax na ba ay pasteur ak imam mer lool ne jot na ngir ñu xoolaat concubinage boobule ca Sierra Leone naa Seydou Nour Ba. bu ñu sa mën a am ngir kenn xamul lan jaajëf Barthélémy Ngom. RFM Sport. Youssouf Bonia maa ngi leen nuyu. di la fay Seydou di nuyu ñëpp. tàggat yaram coupe du monde beach soccer ca Russie Sénégal dafa daal di gagné matcham bu njëkk tey jii. gagné sax ak manière 6-1 juróom-benn bal ci benn la ñu door Uruguay Raoul Mendy moo dugal ñetti but Ninou Diatta Mamour Diagne ak Mamadou Sylla ñoo dugal yeneen but Sénégal yi kon mu doon ndorteel bu baax ci équipe bu Ngalla Sylla bi ci coupe du monde bi gagné kon 6-1 seen ñaareelu match nag ñu ngi ko jàpp dimanche seen digganteeg Portugal moo yor raaya bi mooy champion du monde moom sax moo leen éliminé woon coupe du monde bi passé ci quart de finale yi Portugal moomule matcham bu njëkk ci wàllum groupe dina ko amal tey ci ngoon bu 16h jotee digganteem ak Oman. ba tey ci wàllu xibaar ñi nag di waa jàmbaar am nañu kan tàggat ku bees la. mu ngi tudd Bruno Rochar moom moo jiite léegi club équipe professionnelle bu académie bu Saly technicien bi doomu France la ñëwaat ci équipe bu mag ci Sénégal ginnaaw bu mu jaaree Dakar Sacré-Cœur lu tax jàmbaar tànn ko. tontu lii ak directeur technique institut bi mu ngi tudd Moussa Kamara. chaque année rek jàmbaar dafa am ay changement dafa am ay yu muy def si entraîneur yi muy si formation xale yi si pré-formation bi après formation année bi nag dafa def loo xam ne bon peut-être dafa xaw a raar mooy jël nañu benn entraîneur boo xam ne nekkoon Dakar rek xam football sénégalais moom moo jiite suñu équipe pro bi si yeneen catégorie tamit am na changement yu ñu def chaque année. alors lu tax ngeen tànn Bruno Rochar. parce que entraîneur la avant xam na football sénégalais xam na xale yi jàmbaar yi xam nañ ko ñun donc ñu mën a fa jox ko chance pour mun a tàggat xale yi ba fin de saison ñu xool ñu mën a continuer am moom par la suite. justement yan mooy objectif yéen ko jox pour saison bi ñu jëm. waaw xam nga jàmbaar moom dafay nekk lu boo xam ne ñun suñu priorité mooy ñu tàggat xale yi xëy am lu ñu bëgg mooy génn dëkk de bitim réew am club bu mag donc loolu mooy objectif jàmbaar dans un premier temps coach bu ñu loolu wax ñu gañ coupe du Sénégal wax ñu gañ coupe d'Afrique ñu ko fa daal mu tàggat xale yi jàppale xale yi ba xale yi mën wane seen bopp loolu mooy tâche première coach nekk jàmbaar yëpp formation ak formation mais trophée moom bu gañee tam tant mieux mais coupe du Sénégal muy aussi championnat bi tant mieux mais loolu vraiment du objectif premier jàmbaar. Moussa Kamara di directeur technique bu jàmbaar ñu fàttali ni kon moom Bruno Rochar matcham bu njëkk ci banc bu jàmbaar samedi lay doon 8e de finale coupe du Sénégal seen digganteeg génération foot ca Denis Biram Ndaw Rochar moomu le kon adjoint moom mooy Issa Aïdara Pay Badji mi nekkoon daaw foofule moom kon ci formation bi la nekk ba tey foofu ca jàmbaar. ca France Ligue 1 bi dina door ñetteelu bëccëgam tey ci ngoon Paris Saint-Germain dina fekki waa Stade Brestois
bu 19h jotee ci match bi tamit doomu Brésil bi di Neymar ak Messi doomu Argentine bi duñu bokk ci équipe bu PSG. waaye am na joueur yoo xamante ni bokku ñoon te ñëwaat nañu ku mel ni Idrissa Gana Gueye ndax Covid 19 la amoon wér na Verratti Di Maria ak kii di Marquinhos ñoom it ñëwaat nañu ci équipe bi jàppale ni tamit ci match boobu Donnarumma dañ ko convoqué bi may gulet di gardien italien bi gañoon lu yàggul Euro bi ak Italie moom kon mooy concurrencé Keylor Navas mi nga xamante ni kon taxawaay bu am solo la am ci équipe bu Paris boobule. Karim Benzema di doomu France moom it prolongé na ba 2023 ak Real Madrid. attaquant français bi kon 2009 la agsi foofule daal di prolongé waat kon ñetti at moom dugal na lu ëpp 307 buts kon daal di romb record di Stefano bi nga xamante ni moo dàqoon dugal foofule ca Real Madrid kon. Seydou Nourou ñu waxtaanee Afrobasket bi ñuy waajal ca Kigali ca réewum Rwanda gayndu Sénégal tey ci suba lañ jóge Ndakaaru. bu 8h jotee la seen avion décollé wutali Kigali ñoom kon nee nañ tey ci guddi lañ fay àgg suñu test Covid yi ginnaaw suba dimanche kon Sénégal dina amal match xarito ak équipe bi di Kenya bokk na ci équipe yi ci joueurs yi nga xamante ni bii mooy gulet ñuy bokk ci Afrobasket juróom-ñeent lañu kenn ci ñoom di ailier bu Dakar Université Club moo gagné kon championnat du Sénégal ren ak clubam bii di Duc li mu bëgg nag ak équipe nationale mooy fexe ba gagné coupe bi foofule ca Kigali ñu déglu ko ak Soda Thiam. Bon, je suis vraiment content et satisfait de figurer. kontaan naa lool bokk ci joueurs yi nga xamante ni ñoom ñoo war a dem ci Afrobasket bii waaye nag liggéey bu yàgg la boo xamante ni maa ngi ko tàmbalee ca Saint-Louis Basket Club ca AS Douane fi nga xamante ni sax nekkoon naa fa ñaari yoon roi du basket. ak it Dakar Université Club mi nga xamante ni moo nekkoon sama club maa ngi remercier mboolem ñi nga xamante ni jàpp nañu bu baax a baax ci sama carrière bëgg naa def daal campagne bu baax ngir rek jàppale équipe bi ñu gagné Afrobasket bi mooy sunu objectif te lu war a mën a nekk la ndax groupe bi ñu yor nii mot na ko te tamit def nañu préparation bu baax ak tournoi international bu Dakar waaye li njëkk mooy ñu fexe gagné match poule yi. Il nous faut assurer tous nos matchs de poule d'abord. Barthélémy Ngom kon moom moo tekki kaddu kii di Pape Moustapha Diop nekk kenn ci joueurs yi ñu tànn ngir taxawal Sénégal foofule ci Afrobasket bi muy door le 24 août ca Kigali Sédhiou. mu ngoog jaajëf Youssouf Bodian. RFM li ci yéenekaay yi. NCA assurance santé famille weer-weerlee seen savon de Marseille Alfé Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen gamme Opalia seen cuuraay raktak bii rey yooyu ak USAID Breakthrough ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. dañ ci ànd ak Modou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf kilifa gu mag te màgg di sang bu tedd ba ca Tiwaawoon Serigne Babacar Sy Mansour xalifa général des Tidianes kàddum yi woon bërki biig la mboolem yéene kay yi xëye tey L'Observateur Sud Quotidien L'As Les Échos Soleil National Walf Quotidien Libération Vox Populi Source A Rewmi Quotidien Journal L'Info ak Enquête ñoom ñëpp xëy nañu jottali kàddu yi Serigne Babacar Sy Mansour yi L'Observateur tudde ko xutbab Tamxarit ubbil yéene kay bi mi ngi ñuy xamal ne keroog Tamxarit ci guddi ca la defee déclaration wax ak askan wi ci feebaru coronavirus bi sàkku ci ñëpp ñu dem ñàkku ji boole ceekit moytu wopp ji lu ñu mën wax na ci réseaux sociaux yi ak ñaawte fi ñu fi dëkkee wax na it ak way politique yi ci réew mi ponk yi mu junj ci waxtaanam wa moom xalifa général des Tidianes di Serigne Babacar Sy Mansour Soleil national xëy nañu ko jukkil ci xëtam mu njëkk moom it mu di ñàkku yi ngir aaru ci mbas mi ku jéggu jéggi dayo gi ñu nimiku ci géopolitique bi jikko yeeg ni ñu yàqoo ci réew mi mbirum média yi ba ci réseaux sociaux yi lu ci nekk Soleil national nee nañu xalifa bi wax na ci woote ne jàmm ci réew mi woote ak muñalante woote ak bëggante ci suñu biir Sud Quotidien nañu fatwa la def Tribune tuddee ko piqûre de rappel Vox Populi nañu xalif bi di Serigne Babacar Sy Mansour ak ni ñu ko xamee ci dëggu ga nëbbul ay dëggam keroog ba muy wax mu di ci ñi ci pouvoir bi di ñi ci opposition bi di député yi ci assemblée nationale ba ci askan wi ku nekk wax na ak ñoom nee na leen jugal mato gi ñu bëgg a jàppe àdduna moo indi jafe-jafe yu bari yi ñu nekkee enquête dina kay nañu leçon àdduna la xalifa bi jox waa réew mi la si ne kay na ko boole ci kit sàkku ci waa réew mi ñu dem ñàkku ji nee na coronavirus bi du feebar balaa la mu ne it man Serigne Babacar Sy Mansour ñàkku naa te sant naa it sama njaboot
ak képp ku ma jege mu dem ñàkku ji Les Échos nañu kàddu yu am solo la Serigne Babacar Sy Mansour yëkkati beneen sëtub Seydi Hadji Malick Sy bu ay kàddoom nekk ci xët mu njëkku Les Échos moo di Serigne Moustapha Sy njiital Moustarchidine wal Moustarchidaty ci ziyaara tam xarit bi ñu doon def démb ca Tiwaawoon yéenekaay bi nee nañu fa la waxee moom it wax ju ñuy waxtaane ba léegi képp ku bokk ci sécurité am ba ci sax ñi retraité convoqué na la dimanche ji di ñëw ca Tiwaawoon démb ca waxtaan wa it journal bi nee nañu sulli na fa dossier Hakim Touré xamle na fa it coalition bu muy waajal ak Khalifa Ababacar Sall Ousmane Sonko ak waa Parti démocratique Sénégal Le Quotidien di gam-gamle kàddu yu Serigne Babacar Sy Mansour yi xalifa général des Tidianes ak yu Serigne Moustapha Sy yi njiital Moustarchidine war Moustarchidaty ba gis ci ay discours yu wuute lool journal bi boole ko ki kàddu yu Serigne Moustapha Sy yu muy dànkaafoo Macky Sall ci mbirum troisième mandat nee na troisième mandat mi ngi ci xelu Macky Sall waaye ne def ci boppam ne du jàll bu ko ci nit ñi bàyyee man Serigne Moustapha Sy duma ko ci bàyyi maa koy lijjanti coalition bi mu junju démb journal La Tribune moom la xëy di lijjanti gis ne ak lëkkaloo di coalition bu amee ci diggante parti Pastef parti PUR Parti démocratique Sénégal ak waa taxaw loolee li muy wane mooy ñi taxawoon doon xeex ak a jébaane système bi dem nañu fekki système ba plateforme ADK taxaw na journal Source A nañu démb lañu ko taxawal ubbil yéenekaay bi ADK li muy tekki moo di Abdoulaye Diouf Sarr Dakar a ko soxla journal bi nañu ngir bëgg bu ñu jugee ci élection locale yi maire bu Ndakaaru mujjee ci loxoy waa Benno Bokk Yaakaar moo waral maire bu Yoff Abdoulaye Diouf Sarr doon it ministre de la santé moom ak ñi koy jàppal tànk noppalootuñu ñoo ngi dëkkee tuñ gu amutub àpp ngir loolee mën a ant kuréel gi ñu taxawal démb di plateforme ADK yéenekaay bi nee nañu ñoom ña ko taxawal nee nañu yëf yi du mbirum APR rek tey du mbirum lébu yi rek ay association communautaire yu bari ñoo ko taxawal ñu taxaw ci xët mu njëkku Libération Aïssatou Michel Dieng di xale bu jigéen bi dëkk Kabrousse te ñu ne jëkkëri tantam moo ko violé woon ba ëmbal ko journal bi nee nañu faatu na keroog talaata ba muy wasin NCA assurance santé famille weer-weerlee seen savon de Marseille Alfé Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen gamme Opalia seen cuuraay raktak bii rey yooyu ak USAID Break Extraction ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. xibaar yi gis-gis. gis-gis dañ ci ànd ak kii di